mbokk yi gannaaw bi ñu leen nuyoo ñu teewaat ak yéen ci beneen jotaayu waxtaan fii ci ëttu attekaay bu Dakar ñu teew ak maître Ciré Clédor Ly di kenn kuy layool Khalifa Sall ak maître Abdou Dialy Kane moom tamit bokk ci avocat yi layool Khalifa Sall maître Ciré Clédor ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu yéen maître Abdou Dialy Kane ñu nuyu la gërëm la ci sa teewaay fii ci plateau Dakaractu. maa ngi leen di fay bu baax. maître Ciré Clédor ëttu attekaay bi nekk fële ca CEDEAO fare ca Abuja génnee benn dogal ne Khalifa Sall niñ ko attee teguwul yoon ndax mën nga dellu siwaat un peu ci décision boobu cour CEDEAO jël. ci gàttal foog ñu xam lan mooy CEDEAO. CEDEAO mbootaayu réew la yoo xam ne que Sénégal da cee bokk réew yooyu dañoo d'accord ne que dañuy am bërëbu attekaay boo xam ne que ci réew yi ci bokk képp koo xam ne que yaakaar nga ne que sa àq ak sa yelleef dañ ko jalgati wala say àq ak say droit politique dañ koo jalgati foofu ngay dem ñaxtu ko ba pare ñu d'accord signé ne que kii tribunal boobu bépp dogal boo xam ne jël nga ko ñoom ñëpp d'accord nañ ne que dogal boobu dañ koy respecté et que dogal boobu mu di parlement bi maanaam député yi mu di magistrat yi mu di jiitu réew yi moom moo di institution réew mi ñoom ñëpp dañoo amuñu sañ-sañ weddi ko te amuñu sañ-sañ bañ koo def léegi nag kuréel boobu ba nga xamee ne que fii ba ñu tàmbalee wax ji la ñu tàmbalee jalgati ak yelleefu Khalifa Babacar Sall ñoom Fanta Traoré ña mu àndal ca police ba la tàmbale ñu ne leen jalgati ngeen yoon ñu ne ñu jalgati wuñu dara ñu continuer dem ci juge d'instruction bi ñun ne leen yoon bi ngeen di leen di awal seen ak seen yelef jox leen ko ndax bu fekkee ne jàpp ngeen nit war ngeen ko mun a bàyyi ci sogam mu am sañ-sañu maanaam indi ay firnde yi wane ne que lañ ko jiiñ nekkul te fi mu ne bàyyiwu leen joxu leen ñoom ñu mën a indi benn firnde da ngeen leen ne ràpp ci kaso bi ñu jàppaat ne que Khalifa ba mu nekkee député foofu it yoon dafa ne woon dañ koy bàyyi suñ ko bàyyee ba pare su fekkee dañ ko bëgg a jàppaat foofu la assemblée nationale di war a maanaam dajoo ba pare ne nañ ko jàppaat foofu ñu ne ñoo tey ndax bañ koy jàpp nekkul député kon bokk mu ngi ci kaso bi kon tey jii ak xam bi nga xam ne que ak député la jalgati wuñ ko léegi maanaam ñu topp loolu ba ci attekaay bi ba ñu ñëwee tàmbale atte bi kaay bi ba ñu tàmbalee atte bi ñu ñëwaat génne ay àq ak yelleefu doomu aadama yi nga xam ne que ay sañ-sañu maanaam Khalifa Sall ak ñeneen ñi ki nga xam ne day atte foofu it ne ko moom it yoonam nekku ci ñu ne ko naxaar mu ne du xaar dara day atte léegi nag bu ñu demee CEDEAO saytu la nga xam ne que Sénégal attekat yi dañ koo bañ ne que du àq ak yelleef boo xam ne dañ ko jalgati mu jàpp ko ponk par ponk benn par benn bu ci ne mu saytu ko ne que kat Sénégal na ngeen doxalee du yoon na ngeen doxalee àq yeeg ak yelleef yi maanaam da ngeen ko jalgati droit bi nga xam ne que daf ko am moom comme député moom Khalifa da ngeen ko jalgati kon ci diir bi nga xam ne dañ koo natt ba nga xam ne que conseil constitutionnel def na maanaam proclamer na résultat yi ak diir ba nga xam ne que fa ngeen fexe yëkkati immunité parlementaire bi loolu jàpp boobu yëpp maanaam dafa di jàpp boo xam ne jaay doole la. dinañ ci ñëwaat maître Abdou Dialy Kane donte lii ñuy wax primitif bi rek moo génn texte intégral bi génnagul décision bi nga xam ne CEDEAO jël na ko jëm ci mbiru Khalifa Sall ndax dafa war a jur ñu bàyyi ko mu dellu ci njaboot gi wala dañoo war a continuer procédure bi. waaw man loolu mooy sama xalaat ndaxte décision bi naam génnagul waaye ñëpp xam nañ ne. Cour de justice bu CEDEAO nee na dafa wax ñetti mbir nee na dañu jalgati droit bu Khalifa Sall am ak ñeneen ñi mu àndal à l'assistance d'un avocat maanaam ñu ne amoon nañu droit ay avocat ñëw ci seen wet temps ya bañ leen di commencer poursuivre ñu ne droit boobu dañ ko jalgati nee nañu aussi dañu jalgati le droit à l'innocence maanaam mooy nit ki même boo koy poursuivre tant que kenn atteegu ko ba wax ne liñ koy toppe moo ko def
dafa am lu ñuy wax droit à l'innocence nee nañu aussi dañu jalgati droit à un procès équitable xaw ma nuñ koy tekkee ci wolof mais li wér te wóor mooy ñetti droit ngi noonu yu nga xamante ni dafa am solo lool ci wàllu droit pénal mën nañu wax sax ne ñetti droit yooyu yëpp ñoo ëmb droit pénal donc bu fekkente ni cour de justice de la CEDEAO nee na ñetti droit yooyu yëpp dañ ko salfaañe jalgati ko mën nañu wax ne dara desatu fi te suñu loi dafa ne bu ñu jalgatee sa àq bi nga am ngir avocat ñëw toog sa wet assister la boo ko jalgatee procédure bi day nul donc léegi procédure bi dafa nul moo tax ma ni d'accord naa ne dogal boobu nga xam ne cour de justice de la CEDEAO jël na ko dafay annuler procédure bi par conséquent dañu war tirer conséquences yi maanaam mooy ñu annuler poursuite yi bàyyi ñii ñu dem ñibbi seeni kër njaboot. Maître Ciré Clédor Ly nga bokk ci ñu demander renvoi tey ngir citation bi nga xam ne moom lañ leen yónnee ngir ngeen teew ci procès bi nga xam ne mooy procès appel bu Khalifa Sall benn jugement rek la visé mooy bu 30 mars bi visé wul bu 2 février bi ndax mun nga dellu si waat un peu ci lu tax nga demander renvoi ngir lépp jaar yoon ci procès Khalifa Sall bi nekk tribunal. bon boo seetloo man ñaari renvoi laa laaj benn bi bu njëkk bi moom moo di ci li aju nekk anam yi nga xam ne dañ leen bëgg a atte woo leen alam yooyu déjà dafa commencé jalgati ak seen àq ak seen yelleef moo di que bu fe balaa ñu lay atte dañ lay yëgal bésu atte bi yëgal la waxtu atte bi ak bërëb bañ lay atte ba pare it wax la ci lan lañ atte bi ci lan lay aju kon bu fekkee ne que Khalifa Babacar Sall ak ñoom Fanta Touré ñoom Yaya Bodian dañ leen atte ñaari atte bu njëkk boo xam ne que 2 février la atte waat leen beneen muy le 30 mars 2018 buñ leen yëgalee ne que nañu teew ci tribunal bi pour que ñu mën a wax lu tax d'accord ci atte 30 juin mars bi te waxuñu leen nekk dañu war a wax ci atte 2 février bi loolu day wane ne que maanaam la yoon wax dañ ko jalgati kon dañ ko waroon renvoyer rek pour que ñu bindaat leen ne leen kat préparé wu leen atte bi nga xam ne leen atte woon it le 2 février atte boobu bii dañ leen di boole atte leen benn yoon kooku moo doon premier renvoi première demande bi ñu bañ ko ñaareel bi moom moo di que CEDEAO joxe na décision xam nañ ne que CEDEAO li mu wax ci li ci ëpp solo te ñu koy fàtte moom moo di dafa ne responsabilité alkaati Sénégal ak responsabilité justice su Sénégal dafa engagé wu parce que dañoo jalgati ci anam yu ñaaw àq ak yelleefu ñi nga xam ne dañ leen di atte et que léegi atte ba nga xam ne dañ leen ko atte boobu dafa di atte boo xam ne kenn mënu koo considérer ne que atte la maanaam maa tey la kon boog loolu li muy tekki moom moo di que maanaam atte yooyu yëpp dañ leen war a annuler léegi nag comme que jotaguñu atte bi wante yëg nañ ko jox nañ ñu kayit bi wane ne que atte nañ ko wante dinañ leen yónnee atte bi ci lépp kon boog dañ ko waroon dàq ba nga xam ne que kii atte en appel maanaam mu di Demba Kandji bu fekkee ne que jot nañ ko ñu jox ko bu boobaa procès bi mu mën ci tirer conséquence parce que tey jii lu wóor moom moo di que mënul attewaat ndax ñoom ñoo ne woon ko lu kuréel boobu wax dañ koy respecté kon kuréel boobu bu ne la ñu atte yëpp dara baaxu ci kon la mu mun a def moom moo di constaté ne que atte bi dañoo jalkati ay droit et que atte mënatu fee am. kuréel bii di CEDEAO nee na atte bi ñu atte Khalifa Sall baaxul dañ ko war a attewaat ndax kii di Demba Kandji di président cour d'appel dafa war a xaarandi ba ñu jot lii di texte intégral bi jóge fële ca CEDEAO bu Abuja. waaw dafa war a xaar loolu la yoon wax loolu mooy les droits de la défense dafa war a xaar parce que tey si tey ñëpp xam nañ ne atte boobu ñu atte sa Abuja te mu ne ay droit wu ñoom Khalifa Sall dañ ko jalgati atte boobu maanaam tey si tey défense bi ngànnaay la ci moom ngànnaay la léegi nag ñoom dañuy li ñuy bañ mooy ñun ñu mën a utiliser ngànnaay boobu looloo tax ñu ni leen dañu war a dàq mbir mi ba këyit boobu jóge Nigéria yegg si suñu loxo yegg si loxo
état bi ak si nguur gi pour ñu mën ñoo àtte maanaam mënuñu tey xañ ñu ñu jëfandikoo benn gànnaay bu nga xamante ni am na ci procès bi te gànnaay boobu da leen di sonal lool moo tax ñun comprendre nañu lu tax ñu bëgg a gaaw àtte affaire bi balaa këyit bi di ñëw ñëpp comprendre nañu loolu mais xam nga justice saa yu yàkkamtee day juum saa yu yàkkamtee day am lu ñu fàtte looloo tax sama confrère Ciré Clédor Ly wax na ko léegi ñaari appel moo am jugement 2 février 2017 ak jugement 30 mars 2018 30 mars bi léegi biñ ñuy convoqué jugement wu 30 mars bi rek lañ ñu wax loolu aussi day jalgati lu ñuy wax droit de la défense parce que droit de la défense mooy boo woowee nit ki ne dam koy àtte ci këyit ya nga koy jox war na xam ci lan lañ koy àtte war na xam la ka fay xaar or ci këyit bi jugement 30 mars rek lañ ci def mu mel na donc tey dañu ñëwoon rek pour ñu àtte ñu ci jugement wu 30 mars bi alors que am na beneen jugement wu 2 mars bu nga xamante ni tamit def nañ ci appel donc moo tax wax naa ko léegi cour d'appel nee naa ko CEDEAO nee na àtte bu njëkk bi kat jaarul yoon am na ay jalgate yu bëri yuñ ci def yéen amu leen droit continuer ci même yoon boobu donc war nañu changer doxalin tenir compte ci arrêt bi CEDEAO def bu ñu bëggee am justice bu jaar yoon parce que nag arrêt CEDEAO boobu dafa sanctionner justice sénégalaise fi leen sanctionner donc tey cour d'appel liy war a garam mooy mu jaaral procès bi ci yoon ba nga xamante ni ëllëg ku CEDEAO wala keneen du ŋàññ justice du Sénégal. Maître Ciré Clédor demande de renvoi bi ngeen def tey ci kanamu tribunal bi avocat yi fare ci nguur gi jàpp ne stratégie la rek ngir yeexal mbir mi tontu nga ci biir tribunal bi ndax mun nga si delluwaat tuuti ci lu waral nga demander renvoi bi ak accusation yi nga xam ne ñi fare ci nguur gi def nañ ko jàpp ne da ngeen di bëgg a yeexal mbir mi. ñi fare ci nguur yi damay tënk rek ñoom li ñu wax. moom moo di que dañu nekk ñun dañoo bëgg a yéexal mbir mi ndax ngànnaay bi ñuy xaar jotaguñ ko mu di ngànnaay bi nga xam ne CEDEAO lay jóge moom mooy àtte bi kon boog ñoom loolu la ñu wax nekk looloo tax ñu bëgg a tardel procès bi mais loolu ñu wax teguñu ko fenn ndax képp koo xam ne que da nga ñëw pour ñu lay àtte yoon dafa tëral fi ñu war a jaarale àtte bi te ba pare jox la ay àq ak ay yelleef léegi bu fekkee ne que ñun dañ ñu woo te xamuñu ñun ci lan la ñuy tontu xam nañ ne ñaari tontu la ñu war a am mais bu ñu wooyee ne ci benn bi rek ngeen di tontu te benn boobu mënul am tant beneen tontu bi nga xam ne yëgaluñu ñu ko beneen atte bi yëgaluñu ñu ko boobu nga xam ne moo war a jiitu bii ñuy atte kooku képp koo xam ne jarul ngay jàng droit da ngay naan que léegi nañu indi ñaari atte yi dégg nga ñu jaaree la ko yoon mais ñoom ci kaw loolu. tontu wuñ ko dañu nekk ñëpp xam nañ nekk ñaari atte la déet du noonu bu ñu xamee ne ñun ñëpp nekk ñaari atte la it bu ñu wooyee ne kaay leen wuyu ci benn atte bi bu ñu préparé ci benn atte boobu la ñuy préparé wu dañuy naan beneen atte bi kon soxalu leen kon boog ñoom ay waxu kasaw la fa yaakaar naa ne que bu fekkee ne que da ngay défendre nag surtout booy défendre lu mel nii état dégg nga te nga xam ne état moom moo ñu war a sàmmal ñun suñu kaaraangeeg suñu àq ak suñu yelleef su fekkee ne que juumte dafa am juumte boo xam ne du tere ñu àtte maanaam la nga xam ne que dañ koo fàtte ñu jaarale ko yoon mu aw yoon ab diir la rek ñaari fan wala ñetti fan la yoon wax fii ak ñetti wala ñeenti fan ñu rectifier ko ñu dellu si waat kooku waroo encourager ñuy violer ay droit ndax bu ëllëgee kat dinañ la ci jaarale. juge bi nee na kii di Demba Kandji nee na li nga xam ne mooy décision bi CEDEAO jël moom gisagu ko dara wóoru ko ne décision boobu existé na Maître Abdou Dialy Kane loolu lan nga ci tontu. bon loolu moom ba procès bi commencé si suba bu ko neexoon mu wax ko waaye gis ngeen ni ba ñu demee ba ci biir mu wax loolu génneel nañ ko firnde buy wane ni. àtte boobu am na maanaam mooy extrait primitif bi nga xam ni signé nañ ko mu am cachet cour de justice greffe cour de justice CEDEAO génneel nañ ko këyit boobu buy wane ni àtte boobu am na
te bu leen fàtte ni aussi état bi ci boppam def na conférence de presse ngir arrêt boobu bay expliquer lu ci nekkul ak lu ci nekkul ne arrêt bi waxul lii ak waxul laa donc xam nga sénégalais yi dofuñu ñëpp tey xam nañ ni atte boobu am na maanaam këyit gi rek moo génnagul mais indil nañ leen këyit gu jóge ca bërëbu attekaay ba buy wane ni atte bii kat am na fi bis sàngam waaye nag këyit ga ci boppam génnagul mais firnde ni atte boobu am na moom kenn mënatu ko werante. Maître Ciré Clédor fi ñuy daanale mooy ban impact la décision CEDEAO boobu di am ci affaire Khalifa Sall bi nga xam ne mi ngi fii ci table président cour d'appel bu Dakar. bu fekkee ne que ci xam-xamu mbirum kaso ak atte kaso bu fekkee ne que nee nañ ñu que jalgati nañu lu day ni puso ci àq ak yelleefu nit ki moom moo di que bu ñu attewul dañ koy dàkkal mbir mi yem foofu buñ ko attee dañ koy neenal kon dañ ko war a neenal. maître lan ngay tàggoo ana impact bi nga xam ne décision CEDEAO dina ko am ci affaire Khalifa Sall. impact boobu kenn nattable ko yéen gis ngeen li xew tey maanaam état bi mu ngi def tout pour que ñu atte te këyit googu ñëwul ñoom loolu moo tax loolu moo lay wan ni ñoom xam nañu doole gi këyit googu am. d'ailleurs boo gisee ci texte CEDEAO dafa ni atte boobu dafa am lu ñuy wax force obligatoire maanaam tey ci tey Sénégal dañu obligé pour la CEDEAO wax ñu dëggal ko maanaam tey ci tey cour d'appel mënul wax ne droit yooyu nga wax ne yooyu ñu wax ne bërëbu attekaay boobu nee na violé nañ ko cour d'appel mënul wax leneen lu dul loolu parce que juridiction boobu c'est une juridiction supranationale moo tegu ci kaw juridiction sénégalaise yi loolu la texte yi gouverner cour bi wax. balaa ñuy tàggoo Maître Ciré Clédor ñu laaj la sa kàddu bu mujj. li may wax moom moo di que réew mi dañu war a topp yoon ndax loolu moom mooy tax jàmm am fi ndax nit ñi bu ñu dematee ba wóolootuñu justice xam ne que ñi fi nekk dafa am ñu fi nekkal te ci seen waaw rek la ñuy wéy bu boobaa nit ñi dinañ wut beneen pexe te loolu gënul nañu delloo si suñuy xel te ku nekk ñu jox la sa àq ak sa yelleef. mbokk yi ñu doon seetaan lii lañ leen ameloon ci waxtaan fii ci tribunal bu Dakar ñu seqoon waxtaan ak kii di maître Ciré Clédor Ly di kenn ci avocat yi layool Khalifa Sall ak maître Abdou Dialy Kane ñu gërëm leen sant leen jox leen dig daje ci beneen jotaayu waxtaan fii ci tribunal bu Dakar.